coppite gi am ci nguuru Sénégal te événement bi ci gën a rëy mooy li ñuy tudde ñoom gouvernement d'ouverture maanaam ñu jëli ay opposants dugal leen ci nguur gi bu ko defee nee nañ ñu ubbeeku pour régler jafe-jafe sénégalais yi sama jàngat bu njëkk mooy man déception laa ci am comme sénégalais yu bëri quand même parce que wax dëgg yàlla bi ñu daaneelee gouvernement bi toog juróomi fan rumeur yi daw ne dañuy def gouvernement boo xam ne rupture lay doon ñëpp a ngi doon xaar ay coppite yu mag wax dëgg yàlla bi ñu gisee nag li nga xam ne moo am gisuñu fi lenn lu dul gouvernement pàccoo ñu daal di jël ñi nga xam ne ñëpp a ngi doon njort ni ñi ngi waaj a dugg ñu jox leen ay poste yoo xam ni dañ leen di jox rek ab cër boo xam ni taxawal Sénégal ak jafe-jafe Sénégal taxu koo jóg man loolu mooy sama première jàngat parce que bu ma xoolee conseil économique et social boobu nga wax président Idriss Seck mi ñu ko jox dani woon moom moom dootul nangooti ñu koy jox ay décret boo xam dañ ko ciy jox ay ndombay tànk moom lépp lu muy amati ay sénégalais ñoo koy fal kon foofu def na fa wax waxeet mais beneen wax waxeet bi mooy ci programme dafa waxoon ni moom dafa pare pour daaneel li ñuy tuddee institution budgétivore yi itam limoon ci HCCT ak conseil économique et social bii ñu ko dénk kon nag jàpp naa ni homme politique yi dañoo war a vraiment seeni kàddu di méngoo ak seeni jëf kon nag man loolu mooy sama première jàngat ma ci am ginnaaw bi ma gëmee comme ni ma koy waxee ni lañ diggoon Sénégalais yëpp France daldi xëddeen tubaab di ko wax la montagne a accouché d'une souris man daal dama gëm ni wax dëgg yàlla am na awma ci mbetteel lool nag parce que man ay politiciens Sénégal moom lu ñu def bettu Idrissa Seck wax nga ko nee nga mbetteel nga am ci taxawaayam wax waxeet la def est-ce que loolu tey mën na la bett bu ñu xoolee ne comme ni ñu koy waxee politiciens Sénégal moom daanaka ñoom ñëpp ñoo yem. effectivement parce que wax dëgg yàlla politiciens Sénégal moom boo jigéen noonu ci mbedd mi def micro-trottoir je crois que sax ci sànq seen éléments yi déglu naa li Sénégalais yi di wax certes du loolu du ay études scientifiques parce que comme ni ñu koy waxee pour nga mën a il faut nga am échantillon bu fiable sur plusieurs catégories de Sénégalais pour mën a wax ne lii moom la mooy position Sénégalais yi bu majoritaire mais ci ay données empiriques rek ak li nga xam ne moom la ñuy dégg démb ak léegi ak réseaux sociaux yi nga xam ne ku nekk mën na xam ne tendance yi fii la jëm boo xoolee da ngay gis ne Sénégalais ci bopp ñoo lay wax ne Sénégalais yi ñoom dañoo goqi politiciens yi c'est-à-dire que politiciens Sénégal ñi nga xam ni vraiment la politique classique lañ bokk surtout parce que nag politiciens yi du ñëpp a bon man loolu laa gëm parce que politique pour defar réew la mais man li ma jàpp mooy ñoom daal ñi ëpp ci ñoom surtout ñi nga xam ne moom ca jamonoy Senghor lañ fi nekkoon wala ña leen tàggat bokkoon ca jamonoy Senghor li ñuy def moom mooy sénégalais yi gisuñu seen bopp li ci li ñuy def te man li ma gëm mooy loolu li koy firndeel moo tax toujours may wax ne élection Sénégal yi à part peut-être ñaari alternance yi te même ñaari alternance yi écart yaa bëri woon rek mais man jàpp naa ne élection yi jaar yoon gëj naa am Sénégal bu dee am na fi donc élection bu doon jaar yoon man gëm naa ni ñi niy fal nii contrairement ak li nit ñuy wax du ñu fal kon nag moo tax man li xew nii jàngat bi ma ciy def daal mooy ñaari jàngat la soit borom xalimaam nga xam ne mooy fal ku ko neex moom moo yore ca gër guyam nit ñi di ko jiiñ ne dafa bëgg a def troisième mandat ñaari option man laa gis soit dafa décider def troisième mandat képp koo xam ne jege war na ko te yaakaar ni moom daa bëgg wuutu ko boo xoolee daaneel na ñi mu doon soupçonné yëpp daaneel na leen beneen bi mooy ki nga xam ne moo jëloon numéro 2 te xam na ni sénégalais yi dañuy weddi nit koo xam ne dafa def transhumance dañuy weddi nit koo xam ne sàmmoontewul ak kàddoom mën na nekk man option boo xam ne dafa bëgg a discréditer davantage kooku pour gën ko fragiliser ba nga xam ne bis bu génnalee boppam tamit sénégalais yi dañ ko yónnee dara ni lii pexe Macky Sall la ngir yàq deru Idrissa Seck néewal doole. effectivement loolu benn option la ci loolu mën na nekk contrairement ak li sénégalais yi wax beneen bi nag mooy ñu yàqal ko nguur gi yàqal ko nguur gi yëpp mën na nekk mooy comme moom jàpp na ni troisième mandat du yomb te sous région bi jaxasoo na te Sénégal mënoo fee wax politique sous région bi sax laa wax mënoo fee wax politique te dugaloo ci France te France seetaan ba toute la sous région lépp jaxasoo instant bi France su sañoon Sénégal am stabilité parce que ba noppi ci ay intérêt moom kon nag suñ demee comme man gëm naa ne ñoom ñëpp a yem camp parce que Idrissa Seck ak Macky Sall ñoo yem camp ñoom ñëpp intérêt Sénégal taxu leen fee toog mais intérêt yi seen i intérêt yi bopp ak intérêt yi français leen fi tax a toog man ak di def politique loolu laa gëm donc nag kon gëm naa ne bu ñu demee ba yëf yi jaxasoo su Macky Sall xamee ni mënta def troisième mandat
mën naa yàkkal Idrissa Seck nguur gi te loolu ñu koy werante xam nga bu ñu jëlee kaawu Guinée képp kuy africain te yow nekkoo ci parparloo xam nga ni Cellou Dalein Diallo moo gagné parce que pexe yi mu def yëpp teewul dafa ñàkk moom Alpha Condé te pourtant communauté internationale bi ñu ngi doon influencer CEDEAO pour ñu dem Gambie te tey kenn déggu leen ñu wax ci coowal Guinée li moo lay wan ne kon bu fekkee élection Guinée mën na am Cellou Dalein Diallo gagné ñu foqarti nguur gi ci moom mais luy tee ñu mën ko def Sénégal nit ñi naan Sénégal du Guinée loolay wax la parce que sénégalais yi seen seetaan dafa metti mën nañ koo defoon génne seen i charge ci mbedd mi daan ne léegi ñoom ñoo gagné donc te bu boobaa sax lay gën a yomb ci ñoom donc bu sénégalais yi defee ni nelaw bii ñu nekke ak di seetaan bu metti bi ñu nekke mooy régler problème bi dañuy nax seen bopp xamalu ma gëm man génn fipp taxaw jàmmaarloo ak ñoom ñu respecté suñuy sartu réew élection yi di jaar yoon ñu teg liste yu leer ñu auditer le fichier bañ a bàyyi kii yore nguur gi di def lu ko neex gis nga bu ñu ko deful dana organiser élection yu ko neex la xew Guinée ak lee di xew Côte d'Ivoire moo fi nar a xew Sénégal bu fekkee dañoo toog di seetaan loolu la gouvernement bi dañ ko samp ci jamono yi gone yi di jël seen bagage di jël gaal yi risque seen bakkan gis nañu ci loru tey ci suba rek ci sunuy xibaar boo ko dégloo am na yeneen juróom yoo xam ni loolu nañ ñàkk seen bakkan ci jëlum gaal googule boole ceeg yeneen lim yi nga xam ni xamatuñ sax nu mu toll jéggi na dayoo noo gisee gone yi Sénégal yi nga xam ne dañoo xewalaat Barça wala Barsaq. mais ñàkk espoir rek ndeysaan man bu ma koy xool sama xol day jeex tàkk xale yi mais amatuñ lu ñu jàpp contrairement ak le ministre Dame Diop bii ñu delloowaat xëy mi ci Sénégal naan Sénégal amul problème emploi loolu waxi caaxaan la wax dëgg yàlla xale yi kay amuñ ci lu ñu jàpp parce que nag réew moo xam ne li ëpp ci ñoom dañuy fande wala ñu diñe wala ñuy gobar jaas mais réew mu toll noonu xale yi di xool seen i waajur ñuy dégg xiif bu ñu xëyee lu ne ñu jéem ko mënuñ dara ci kër gi mais xale yooyu dañuy dem mbëkki parce que dañoo jàpp ne. mais am na si tamit ñoo xamante ne liggéey yu baax lañu am fii di ci daan seen doole di ci góorgóorlu bàyyi ko fii jël gaal yi am na ci ñoom tam. mais loolu xam nga ñi koy wax dañoo suivre li nga xam moo am ci réew mi gis nga ñooñ doon def loolu ci informel bi ñu ëpp ci ñoom boo jëlee ñi nga xam ne dañoo nekk ci secteur tertiaire seen liggéey moo yàqu maanaam seen revenu yi ñu doon am liggéey bu baax boobu ñi koy wax dañoo basé wu ci loo xam ne avant Covid bi la woon mais bi Covid bi ñëwee léegi seen liggéey dafa yàqu loolu c'est important Diop nit ñi di ko wax aussi c'est vrai que amoon nañ liggéey yu baax takk ci ay jabar am na soñ defari kër lu nañ def ko mais dañoo toog a caag rek secteur bi nga xam ne activités yu bëri dañoo am ci tertiaire bi dafa xëy rek yàqu ndax mbas mi moo leen gën a rey seen i revenu wàcc beneen bi mooy nit ñi constaté nañ ni ñi ëpp ci ñoom ñi ngi nekk ay mool parce que loolu ci statistiques yi en tout cas ñu bëri constaté nañ ni surtout boo xoolee sax ci Ndar ci famille yi nga xam ne ñoom la concerné te yéen ñi def ngeen ci reportage ak média yu bëri dañuy gis ni famille yi ci bëri yi ci bokk seen i doom dañ daan dem géej di nappi mais lu tax napp gi doxatul mais dañoo jël suñu géej mais wanteer ko tubaab yi mais wanteer ko les grands industriels yi ñëw ni rëcc ci suñu géej gii di def pêche industrielle alors que ñun pêche artisanale la suñu xale yi tolloon léegi nag bu ko defee xale yi bu ñu toppee ci gaal yooyu am dañoo am doole di laaw ay kilomètres di mën a jàpp jën ñoom bu ñu toppee seen ginnaaw doon jàpp bu ko defee bu ñëwee ci teer ci tefes gi ku daan am fukki junni mënatoo am ñaari junni mais loolu moom it bokk na ci lu andi jafe-jafe ba ñooño décidé ni mais nañ mbëkki dem seeti Europe parce que Sénégal yàqu na moo tax loolu ñi koy wax dañuy nangu ne te man dama gëm ni gis nga Sénégal pour ñu régler jafe-jafe yooyu yaakaar nga ni Macky Sall ak waayam ju bees ci Idrissa Seck mën nañ koo saafaraam. ñii nee naa la ñëwuñu pour régler problème mu Sénégal yi ñoom ñaar dañoo ñëw ci lënkaloo deal Idrissa Seck nee na pendant 15 mois ñu ngi doon def ay tête à tête xam nga ay termam la du samay wax Idrissa Seck moo ne ci diir bu yàgg loolu la wax ci français bi mais ci wolof bi da koo leeral mu ne donc fukki weer ak juróom ñi ngi doon waxtaan donc dañ doon def ay tête à tête yu bokkul ak dialogue national kon Idrissa Seck moom deal bi mu nekk ak président Macky Sall moom leer na nañ ci discours bi mu def biñ ko tabbee ñooñu ay politiciens yuy paccoo réew mi lañ ñooñu kon xaaruma lenn ci ñoom parce que xamul tax gis nga Babacar bu ñu naxante gis nga li may dégg temps yi sénégalais yi di ko def naan nañ sensibiliser xale yi pour dootuñu mbëkki dama ne loolu ñu koy wax dañoo xamul rek mais saako bu deful dara du taxaw xale yi mënoo leen a sensibiliser ci waxi kese xam nga man lu ma gëm lii régler problème mu xale yi toog ci réew mi mooy sunu alal ji nga xam ni
ay institution yoo xam ne ay organes yoo xam ne contrôler saytu alalu réew mi moo leen tax a jóg ma mën cee lim OFNAC mën cee lim IGE mën cee lim Cour des comptes nga xam ne ay rapports yu leer lañ teg ci table muy ay milliards yu baree yoo xam ne ko sàcc ñu ngi fii ni rëcc ci dëkk bi de grands responsables de l'APR taxaw ni réew mi ñu sàcc xaalis bi dugal ko ci drogue bi ak tabax ci seen i immeuble ñu ngi ci dëkk bi muy te kenn waxu ci procureur woowu ko xaalis boobu tamit président Macky Sall jël coom-coom teg ci dossier yi kenn mënu koo àtte mais alal jooju Babacar muy ay milliards yu bari boo jëlee rapport yëpp nga dajale ko parce que am na ñu naan ma lu tax yéen du ngeen def effort dajale rapport yi xool liñ jiñ ñoonu ñaata milliards la mais milliards yooyu Babacar bu ñu ko delloo woon man waxuma ñu tëj leen de parce que man gëw ma tëj gis nga alal ko sàcc ci réew xam nga lu ma gëm man dañ lay àtte bu ñu xamee ne yaa sàcc suñu alal réew bu dee am nga ay bien ñu dem jaay say bien bu dee da ngaa denc sa xaalis ci ay paradis fiscaux ñu dem jëli xaalis bi investir ko ci réew mi xale yi liggéey loolooy tax xale yi duñu dem man loolu laa gëm ni mooy solution radicale bi ñu mun a am mooy président Macky Sall bu dee yërëm na Sénégalais yi bu dee régler problème Sénégalais yi moo ko tax a jóg kon na teggi coom-coom li mu teg ci dossier yi ñu teg ko ci table ji justice tranché ko képp ku sàcc sunu alal ñu dellusi ko ci réew mi investir ko xale yi mën a am liggéey bu boobaa xale yi dootul dugg ci géej gi di mbëkk man loolu laa gëm. ñeenti ci wàllum njàng mi ak gouvernement bu bees bi li ñu nemmeeku moo ne ay ministres yu bëri parce que yéen nekkoon ba léegi fa la leen bàyyi bokk na ci Mamadou Talla éducation nationale moom ba léegi day woykoon ci liggéey bi dañ ko reconduire noo gisee loolu. mais Mamadou Talla moom xam nga fii ngeen ma invité biñ ko doog a fal ma ne leen Mamadou Talla moom booba ma nga doon jógee ministère de la formation professionnelle foofu la jóge woon booba mu defoon fa lu mat ñeent wala juróomi at ma ne leen Mamadou Talla moom deful dindiwul xeexul àttewul lool fii laa ko waxee woon la ma waxoon tey laa ko gën a wax tey laa ko gën a firndeel te mën naa cee joxe preuve. maanaam dafa nagam. moom dafa nagam li ñuy tuddee vraiment immobilisme maanaam nit koo xam ni moom xam nga tudde naa ko fi mu doon di bu ñu daakaande maanaam koo xam ni deful dindiwul mais moom Mamadou Talla dama lay expliquer ba ma jox la rek quelques exemples c'est-à-dire que Mamadou Talla moom dafa def ni moom nekk ministre c'est une fin en soi alors que ministre bu ñu la ko joxee pour nga doxal sa secteur mais nag man damay comprendre ne moom ci quota yi la bokk xam nga gouvernement pàccoo moom ñu ngi koy lim ci quota soxna si loolu moo tax moom gëm naa ne neexut a dàq. ndax lim jàngaloon Marième Faye. waaw loolu la parce que ñu ngi ko ci lim. yaakaar nañ looloo ko fi. waaw looloo ko fi parce que marché gi yàlla nag ngeen dàq ko gën a xarañ foofu mais moom neexut a dàq nag xam nga donc loolu rek moo ko fi ba mais Mamadou Talla ci histoire u Sénégal. kon ndaw si daa am quota. mais dafa am quota. loolu kay kenn wérantewu ko moom kay frère am sax ci quota bi la bokk dama ne nañu waxante dëgg frère am li mu fi laaj bari na li mu fi def war koo leeral mais nag gis nga li ñu ko changé le ministère bu ñu yaakaar ne day tax sénégalais yi fàtte li mu def dañuy nax seen bopp man li ma gëm reddition des comptes day am président Macky Sall bis bu ñàkkee nguur gi bu leeralul dossier yi sénégalais yi xaar bu wàccee nguur gi nañ ko leeral ma ñëw nag ci Mamadou Talla moom ngeen ma laaj gis nga Mamadou Talla wax dëgg yàlla jàngalekat yi may déglu seen yaakaar tas na parce que jàngalekat yépp d'accord nañu ñun ci expérience bi ñu am ci njàng ministre bu cuunee ni Mamadou Talla gëj nañ koo am gëj nañ koo am ci njàng mi d'ailleurs c'est vrai que président Macky Sall moom ministre yu nagam dañ ko singili nag. non singili wu ma ko de parce que dama lay jox rek ay fait xam nga nañ waxante dëgg rek man mënumaa inventé loo xam si ñi may dégg dañuy wax leen aujourd'hui Babacar parents d'élèves yi may dégg ñu ngi ci jàppante bii coo mbaaloo ñoom ak école privée bi depuis yéen a ngi koy dégg au moins que parents d'élèves yi nee nañ fayuñu mois de mai juin ak juillet ak avril mais mars lañ fay avril mai nee nañ fay ñu waaw léegi parce que ñoom jàngaluñ seen i doom mais loolu wax nañ dëgg mais loolu même su fekkente école privée yi nee nañ fay loolu par force. école privée ni leen da ngeen di fay par force wala du ngeen inscrire waaw léegi du ngeen inscrire seen i doom wuti leen yeneen école xam nga loolu coow lu rëy te école privée yi ñoom ñoo la gën a xam ne même bu fekkee man am na fu ma leen di jàppalee ne 3 milliards yi leen président de la république jox gouvernement bi jox loolu tuuti na d'accord mais même bu tuutee ñëpp mbas mi da leen a laal mais ñoom ñu ne mbas mi du leen laal man bëgg naa ñu yokkal leen seen subvention mais ministre Mamadou Talla lañ doon xaar ci moom mooy ministre boo nekkee ci secteur bu coow amee da ngay àtte mais waroo toog di seetaan moom seetaanam moo bari au lieu mu génne benn note circulaire wax ni lii mooy position gouvernement bi joxe nañ leen man 3 milliards la li ci des yéen
bàyyi leen parents yi nga xam mun ñoo fay ñu inscrire seen i doom ngeen supporter loolu. mais est-ce que mën na leen ko imposer ñoom école privée yi ne leen par la force loolu ngeen di doxal. mais li leen wax mooy waxtaan ak ñoom ba nga xamante ne gindeeku dina am mais pas ñëw forcer leen. non état day décider. gis nga service public la école privée yi di def même si dañ koy jaay parents yi loolu ñuy def état moo ko encadré teg ko ci loi d'orientation bi donc ñoom état bi su fekkee dafa toog seetaan ñuy mbëkkante loolu du rôle état mooy su coow amee nga boole acteurs yi waxtaan mais bu waxtaan wi demee ba nar a jur coow da ngay àtte loolu mooy rôle parce que ñoom ñëpp moo leen yilif kon nag Mamadou Talla seetaan bi muy seetaan ci lii lañ bëgg mu dakk moo tax ñu doon xaar ñu andil ñu ministre beneen parce que wax dëgg yàlla boobu benn problème. wax ji ngay wax wute na ak yeneen syndicats yi ñu bëri li ñuy wax moo di ne syndicalistes yi gis nañ ne ku ubbeeku la te dina leen déglu chaque fois mi ngi wootee waxtaan yi ñuy def sax consensus lay doxee woo gars yi la mooy seen xalaat xëy na yéen li leen ci boolewul parce que vous n'êtes pas représentatif xëy na loolu moo leen metti. non ñun mënuñoo metti parce que Ndiob at mu nekk grève bu amee ñun ñoo ko jiite ñun ñë la fekk si ñu xam nga ñun ñoo yem la ñuy wax tey jii bu fekkoon dugg ngeen ci njàng mi li ma fiy wax boo leen fi woowee ñoom ñooñu ngay wax li may wax rek lañ mën a wax. wala bu dee Serigne Mbaye Thiam ngeen ni nañ ko teggi Mamadou Talla ngeen ni na dem lu ngeen bëgg itam. waaw mais damay wax Ndiob ni ko ñun amuñu benn problème ci ñu nuy woo parce que comme ñoom nee naa la ndondi bu ñu daakaande la amul lenn loo xam ne bu ko wootee dana ko doxal kon kooku bu ñu woowee bu ñu woowul ñun amuluñu benn njariñ loolu laa la bëgg xam parce que njàng mi doxul problème yi jafe-jafe yi yow sax bés bu ne ngeen wax ñu ko ni yéen li ngeen di kaas depuis 2010 2011 ba léegi même wax ji ngeen di wax loolu nag moo lay wan ni kon bu même bu waxtaanee ñeneen ña may waxtaanal ana lu andi xam nga loolu mooy problème. léegi ubbi teg l'école gi fukki fan a ci des dàmbooj waxtu bi dab nañu fu xultu yu toll li ngeen di bëgg gouvernement defal leen kook nan ngeen di tàmbalee année scolaire bu bees bi. waaw ni ñu koy tàmbalee daal mooy sénégalais yi ñuy teg pression ni ñu bu leen fi grève ren waaye nag wax ci tamit président Macky Sall bu yaakaaree ni ci waxi kese rek lay stabiliser école bi aussi du yomb ak le discours creux du ministre de l'éducation nationale bi nga xam ne danaan toujours je veux une école apaisée te defuñu dara lu tax mu apaisé li ñuy xaar mooy Mariama Sarr dégg naa ko sànq ci seen journal bi may ñëw ci yoon bi mu ni moom dafa nar a moderniser l'administration mais Mariama Sarr bala moo moderniser l'administration ministre fonction publique moom na régler d'abord acte jàngalekat yi nga mat na presque 9000 actes yoo xam ne ca kaw taabala mënu leen a signé circuit bi li ci nekk ci acte kenn xamul nu mu toll bala moo wax leen kay bala ngaa laax jaay kay da ngay laax lekk donc Mariama Sarr loolu muy wax ñoom mooy premier problème jàngalekat yi mooy ñu jox du suñuy acte administratif beneen bi mooy lenteur bi buñ ci paree acte yi ñu jot suñu xaalis bi ñuy xàppati ci digg bi di sàcc alalu jàngalekat yi ci rappel te rappel bor la bu ñu ameel jàngalekat yi loolu dañ ne leen na dakk beneen bi nag mooy système de rémunération bi ñu déggoo woon ne dañ koy toog càmbaraat ko botti compte bi ci am ñu teg ko ci suuf jàngalekat bu ci nekk li ciy sa àq ak sa élève ñu jox la ko loolu nañ ko def bu ñu bëggee jàmm beneen bet mooy école sénégalaise de Banjul yi ña nga leen di utiliser ci condition yu metti man dem naa fa seeti leen ñoo ma woo ne ma yow lañu wóolu ñëwal toog ak ñun ñu wax la suñuy problème ba ma fa demee dama rus am na école primaire am CM am lycée ñoom ñëpp ñu toogandoo bu ñu waxee da ngay rus parce que ña nga leen di exploiter c'est des sénégalais en territoire étranger ñu leen di fay salaire yoo moo gën a tuuti li ñuy fay ci yeneen seen moroomu jàngalekat yi nekk fii biir Sénégal te ñun ñëpp ñu nekk ay sénégalais loolu bëgg nañ mu dakk beneen léegi ci tënk fukki seconde mbas mi ngi fi ba léegi naam wàññeeku na est-ce que protocole sanitaire bu bees am na ci nees war a amee taxawaay ci l'école yi ngir moytu dugg coronavirus gi est-ce que wax nañ leen ci lu leer ak nuñ koy defee. am na protocole sanitaire bu ñu andi mais li ma gëm mooy Babacar protocole sanitaire bañ njëkkoon andi bi ñuy andi 551 000 élèves mooy ñi amoon examen ñooñu kenn respecté wu loolu protocole bi ci gox yu bari Sénégal Aztec bu presque 4 millions élèves ñëwee kon li ma gëm foofu mooy duñu respecté dara ay waxi kese dong lay doon man daal li ma gëm mooy que ne ñi ngi jëm ci jafe-jafe parce que classe yi ñëw mooy classe intermédiaire yi jànguñu depuis 8 mois te jàngalekat yi na dañoo nekk ci jafe-jafe élèves yi nekk ci jafe-jafe te presque élèves yëpp a nar a passé mooy dañ leen a tëbal mooy njàngum Sénégal moom presque gouvernement Macky Sall yàq na ko. jërëjëf Dabo jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène jaa ngeen jëf mbokk yi.